salaamaaleykum mbokk yi xibaaru taksaan si li ci nar a gën a fës. Birama Ndiaye. li ci nar a gën a fës benn ponk lay doon ak ay pàcc yu bëri jagleel ko la nga xamante ne moom mooy mbas boobee di coronavirus nees ci taxaw ak it dogal yi nga xamante ne kilifa yi daal dinañ ko jël loolee sax mooy doon ponk wax sa xalaat ban taxawaay lañ ci mën a am ak it doomu sénégalais yi nga xamante ne ñoo ngi bàyyeekoo fu ne ci biir àdduna si di réer di utali si dëkk bi rawatina yooyee nga xamante ne dañoo tàggatémbe diggante Mauritanie ak Maroc lu ci seen xalaat ci 88 628 98 98 33 825 18 30 Pape Abdoulaye Dieye moo ne ci xarale gi. Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teewlu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5 ngir taataan fii xibaar yi tey nekk alxemes fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars atum ñaari junni ak ñaar fukk yooyee xibaar ñu dere ko ci mbirum coronavirus boobule. angaaru pèlerin yu nekk foofee ci aéroport Léopold Sédar Senghor mi ñu soppi ne nag foofee la ñu fas yéene ber ña nga xamante ne dañoo am lii di fëpp soosé di coronavirus wala dañ ko njortu gis nañ ne nag ci bërëb ba faw nga daal di am badge rek ngir daal di fa dugg gis nañ ne itam lu jëm ci wàllu kaarange bi daal di nañ ko yokk baax a baax aji fatu bari. booy yegg si ci bunt bi nga xamante ne mooy jëm ci aérogare bi ñuy daan dalalee ñiy jóge Makka wala ñuy dem benn chapiteau bu mag a mag rek ngay séen boobule chapiteau sax ay zinc lañ ko daal di wëralee mu mel ni boo soree doo mën a gis lenn ci liy xew ci biir boobule aérogare nga xamte ne léegi képp ku jóge bi ci réew ci dëkk yi nga xamte ne feebar bi di Covid-19 dafa daal di feeñ foofu lañ lay daal di yóbbu daal di la fa denc ci buntu bi joxe ci boobule aérogare nekk ci aéroport Léopold Sédar Senghor bu Yoff boo fay dugg faaw nga joxe badge ngir ñu mën a bàyyi la nga daal di dugg bu dul loolu doo mën a xam lenn ci liy am ci biir. ci ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy garder boobule bërëb kenn dong lañ ci daal di gis mu daal di takk masque ñeneen ñi defuñu lenn lu leen di mën a aar bu dee ne nag ci suñu kanam amul benn ambulance boo xamante ne romb nañu ngir dugal wala génnee ay nit ñi nga xamante ne nag dañuy liggéeyee ci lu soriwul dara boobule bërëb liñ ñu xamal moo di ne ci subaas alxames bi nemmeeku nañ ne lu toll si ñett ci ambulance daal di nañ leen romb ngir indi ay nit yoo xamante ne ñu ngi leen di jëlee ci aéroport international bu Blaise Diagne ngir xeex feebar bi di Covid-19 nga xamte ne feeñ na ci réew mi kilifa yi yor wàllu wér-gi-yaram ci kàddu jëwriñ ji nga xamte ne moom moo jiite boobule ministère dañoo jël dogal ne hangar bi nga xamte ne dañ doon dalalee ñiy jóge wala ñiy dem aji dañ koy daal di soppal ñi di fa daal di denc képp koo xamte ne ci lu weesu ñaar fukki fan ak juróom yi ñu génn dangaa jóge ci réew moo xamte ne feebar bi di Covid-19 dafa feeñ daal di dugg si fii ci Sénégal. fii ci Sénégal tax na it réewum Chine jaarale ko ci ambassade am jàpp ne dina ñëw jàppal tànk nguurub Sénégal ca la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu jumtukaay loolee la ñu daal di xamle gis nañ ne itam gouvernement bu réewum Chine dafa jóg ngir daal di xeex lépp lu jëm ci wàllu feebar boobule di coronavirus ginnaaw sax ki nga xamante ne moom mooy fondateur Alibaba di borom alal bu mag foofee ci réewum Chine daal dina joxe lu toll ci ay masque téeméeri junniy masque junniy combinaison yoo xamante ne ñuy yëngu ci wàllu pajub kër docteur ñoom ñoo koy xel di sol ak it junniy écran yoo xamante ne day xool nit ñi ndax daal dinañ amap lii di coronavirus bi am déet lu toll ci ñaar fukki junni kit test yoo xamante ne dañ ko jagleel bépp réew bu nekk fii ci Afrique loolee la ñu daal di xamle gis nañu itam beneen entreprise bu réewum Chine daal dina joxe lu toll ci juróomi téeméeri kit fii ci Sénégal ngir rek ñu gën a mën a fàggu lépp lu jëm ci wàllu feebar boobule ambassade bu réewum Chine moo ngi fàttali ne dina am nag ay techniciens yu bàyyi ko foofee ci seen réew di Chine ñëw fii ngir rek daal di soppi lii di hôpitalu gune yi nekk foofee ca Diamniadio def ko benn centre d'isolement jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu kaaraange biir réew mi moom itam daal dina xamle ne lu jëm ngir daal di xeex lépp lu jëm ci wàllu coronavirus boobule bépp mbumbaay wala rassemblement dinañ ko daal di tere te dina fexe it ñu daal di doxal loole fépp fi nga xamante ne ci biir réew mi la gis nañ ne loole dinañ ko lawal wéyal ko ba fukki fan ak ñeent ci weeru avril gii ñu nekk bépp mbumbaay wala bokk la nga xamante ne moom moo aju ci yooyule dinañ ko daal di dakkandi loolu itam te nga xamante ne dañuy jàpp ne dañ koy teg ci xàll bi rawatina ci la nga xamante ne moom la ñuy duppee voie publique marché yeeg cortège défilé randonnée pédestre la nga xamante ne moom mooy ay cant ak yu demee noonu la rawatina marché lu may fépp dañ koy tere ci biir réew mi ngir rek daal di moytandiku bu baax a baax la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu feebar boobee di coronavirus. lu jëm ci wàllu ñi nga xamante ne itam ñoom ñooy defay spectacle artistes stade
ak it ñuy jëm ci wàllu sangu ci biir tefes yi ci biir géej yi ak tefes yi yooyu yëpp dafa doon loo xamante ne dañ koy tere restaurant yi nag rawatina ñoom ci seen wàllu bopp dogal boobee dina dal seen kaw jàpp na itam la nga xamante ne moom mooy xew yuy am ci biir njaboot yi tuuru njaboot yi tour de famille ak yooyu yëpp bu fekkente ne mën nañ ko def ci biir seen kër te duñu génn ci biir mbedd yi te it mbooloo bi du toll noonu mën nañ ko nangondi bu fekkente ne nag dafa fas yéene ëpp loole nguur dina leen ko tere ginnaaw bi ñu tëjee li nga xamante ne itam tëjandi lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi rawatina ci jaww ji niki àllarba gi ñu génn jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu tourisme ci mim réew daal dina fësal ne la nga xamante ne moom mooy roplaan yooyu naaw bàyyi ko fii ci Ndakaaru wala boog ci biir diiwaan yi utali yeneen bërëb fii ci Sénégal loolee itam dinañ ko dakkandi ci diggante Ziguinchor aéroport AIBD loolee nag ba mu des vol cargo yi ak it ñu yëngu ci wàllu paju kër docteur vol spéciaux yi yooyu yëpp doon la xamante ne itam doon ñu bokk ci tere boobule mesure boobee nag gis nañ ne dina door ni kii aljuma ëllëg bu 23h jotee jàpp juróom fukki simili ak juróom-ñeent ñu lawal ko ba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril gi ñu nekk jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu tourisme ak dem beeg dikk bi ci jaww ji mu ngi sukkandikoo ci tegtal yi nga xamante ne kuréel gi wërngal àdduna wërngal këpp bi yëngu ci wàllu kër docteur moom moo ko daal di xamle ngir rek daal di dakkal lépp lu jëm ci wàllu law gi mooy law lii di Covid 19 maanaam coronavirus loolee itam daal dina sukkandiku ci baax a baax ña nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu pour dem beeg dikk bi rawatina ci aéroport yi ngir rek daal di dakkal bépp la nga xamante ne moom mooy wàllaate gu mu fas yéene wàll nit ñi looloo waral ñu daal di jël dogal boobee rawatina nag directeur général organisation mondiale de la santé ci kàddu yu mu yëkki jàpp ne nag Afrique faw mu daal di yeewu mun waajal boppam bu baax a baax ndaxte bu defut ndànk nag li koy xaar moom mooy gën a métti lu muy dund jamono ji ngir fàggu feebar boobee di coronavirus rawatina ci dem beeg dikk bi ci tataay fii nag daal dinañ teg ay takku der ngir ñu daal di fonk la nga xamante ne moom mooy dogal bile bépp bus boo xamante ne gis nañ ne dafa am ay nit yu fa taxaw faw ñu daal di leen taxawal wàccee ñooñee am it noo xamante ne nee nañ ko def ba daal di saytu ñooñee ngir xool ndax daal dinañ am ab wopp soose am déet xadiseen ñu ngi ci bus Tata numéro 49 muy jóge Guédiawaye di dem Almadies ci yoon bi yëpp nag ba Sacré-Cœur bus baa ngi feesoon dell ba nit ñi taxaw ba mu yegsee nag rond-point JVC le benn policier daal di koy arrêté policier bi daal di nangu permis chauffeur bi te wax nag képp ku nekk ci bus bi te taxaw na wàcc ci la takku der bi daal di wax receveur bi na remboursé ñëpp ñi nga xamante ne taxaw nañ ci bus bi te war a wàcc receveur bi daal di nangu te tegu ci baat client yi jël seen xaalis ñenn ñi taxaw ci arrêt bi di xaar beneen woto ñeneen ñi moom daal di rek fas yéene dox ngir bañ a tardé ci seen bërëbu liggéeykaay yemale nit ñi nga xamante ñu ngi leen di yàpp ci transport en commun yi nekk benn ci dogalu ministère du transport bi mu jël ngir rek daal di yemale lawu feebar bi di coronavirus mi ngi tàmbalee def effet passager yi nag di ko rafetlu. ànd naa ci mais tamit fii Sénégal la dafa métti da ngay xool bu ñu li ñuy def nii tata bi nii ñu wàccee yenn client yi bu bëggee def 2 semaines tamit da ngay xool ñun tam njaboot lañ dëgg la tamit dañuy am problème booy liggéey dañuy am problème booy wàcc da am na yenn patron yoo xamante ne comprendre nañ situation bi. luy seen jafe-jafe rek mooy ndax ñoom ñëpp dinañ mën a dem ca terminus yi ngir am place si bu ñu xamee ne bus yu doyul. bis yu doyul xaddi seen ci wàllub dem beeg dikk bi foofee sax gis nañ ne client yi ñoo ngi gën di wàññeeku rawatina ci woto yi nga xamante ne ñoom ñooy yóbbu nit ñi loole nag ñi ko gën a yëg bokk na ci taximan yu nekk ca AIBD ñoom nag gis nañ ne dinañ am gàllankoor ngir rek daal di fay seen bor yi nga xamante ne jël nañ ko ci borom oto yi Josette Kali. transporteurs yi tàmbali nañu am ay jafe-jafe ñeel épidémie bu coronavirus bi le ndax dem ak dikk bi yombatul te gisatuñu ay clients ci loolee ñëw yokku vacances yi nga xamante ni ndongo yi am nañ ko transporteurs yi tàmbali di yéeg bu baax a baax mëtandi
ci wàllum koom Gora Khouma secrétaire général bu union des routiers du Sénégal. am na impact boo xam ne bi daal doy waar la ndax commencé nañ ko yëg bu baax rotation yi doon am waaye bi dafa wàññeeku lool sax lool surtout nag suñu client potentiel bi mooy élèves yi moom tamit dematuñu moo waral ñu ne impact bi est négatif maanaam liggéey ku am transport xam dem ak dellusi bu bari te gaaw moo ñu arrangé nit ñi aussi ñu bari dematuñ fenn kii raxas ci gaara bi la bokk kii dépanné oto bi tamit ci gaara bi la bokk te loolu lépp oto ndaw ñooñu ñëpp dañuy bokk ñun coono boobu bu continuer rek ñu transport moom dañ daal di gaare. njaxare bi beneen la doon ci taximan ya féete ci AIBD ñoom nag tiitaange gi moo di nu ñuy def ba fay oto yi nga xamante ni dañ ko jëloon ngir liggéey si ak mesure bi nga xamante ni tàmbali nañ ko biig ci guddi Modou Ndiaye secrétaire général bu syndicat démocratique chauffeuru taxi yu Sénégal. li mu gàllankoor suñu liggéey bari na boo ko xoolee ñu leboon ay oto ci concessionnaire de véhicule yóbbu ko fa depuis aéroport bi ubbi mais gis nañ ne bi feebar bi dikkee ak léegi surtout li commencé ci guddi nga xam ne avion yi benn ñëwatul fi suñu liggéey jafe woon na avant loolu mais gën na jafe en tout cas ku yóbbu daal bàyyi ñu xel dinañ interpeller nag état bi pour mu jël ci ay matukaay suñu digganteeg concessionnaire bi parce que oto yi xam naa ne góoman dinañ ko mën a tee fay daal. donte économiquement amuñu ay pexe ci lan nañ koy saafarawee yi les transporteurs ñoo ngi xam le ni fileeg ay waxtu dinañu tàmbali di recenser bépp client laata oto yi di départ ci bépp gare routière Gora Khouma. bala ngaa dugg ci oto bi ñu defal la jàll raxas sa loxo identifié aussi dañu def benn lettre de voiture maanaam benn këyit boo xam ne bii dañ ci enregistré ñu ngay loolu daf lu am solo la ndax bu fekkee ne yow ñun ñaa ngi yëg ci tasaa bi baa njëkk a njaay baa tiis bi nga recensé ñoom ñëpp xam suñu jëm seen tur ak seen sant ak seen adresse loolu dina tax yàlla tere bu kenn amee jàngoro boobu mu feeñal ko ne ñu ci oto sàngam. transporteurs yi ak taximan yi seen liggéey tàmbali lompoñ ni kaawu ñi am coronavirus tàmbali di yokku nag dàq ñu benn yoon tëj gaar yi ak yeneen bërëbu liggéeyukaay yu laaleeg ñoom. ngir rek daal di fàggu lu jëm ci wàllu Covid 19 boobee taskatu xibaar yi ñoom itam daal di leen sàkku ci ñoom ñu gën a am ab seen sago ak it ñu ñuy taxawee rawatina bu ñuy utay xibaar ci fànn boobule nees koy jàllale ak it lu jëm ci fànn boobule jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu caada ak it jokkalante di communication daal di woon na dalal ni ki altine gi ñu génn patron de presse yi di sàkku ñoom itam ñu gën a dugal seen loxo ci xeex boobule lu jëm ci wàllu ñàkkum jumtukaay ak it jafe-jafe yu yenn journalistes yi di jànkonteel ngir rek daal di jot kilifa yi ngir ñu àddu ci loole lépp doon na loo xamante ne nag daal di woon nañu gane si ci waxtaan boobule Babacar Samb. seeni programme daal di soppeeku li jëm ci publicité yi wàññeeku yenn ci ay quotidien jaay ko doon lu jafe lool seen condition de travail doon lu metti lool ñu dem bay ragal lii di chômage technique bërëbu tasukaay xibaar yi ay jafe-jafe daanaka ñu ngi koy daal di dund ci jamonoy épidémie coronavirus gile te naam seen taxawaay ci xeex bi doon na lu am solo lool waaye taxawu leen ci wàllum jumtukaay ak itam koppar doon na lu war autorité yi buñ sukkandikoo ci patron de presse yi nga xamante ni daanaka ñoom ñoo teewee bi leen ndaje Serigne Mbacke Fall bu groupe Walfadjri di sàkku ñu daal di taxawal ab budget jagleel ko këru tasukaay xibaar yi directeur général bu RTS Racine Talla moom yemul foofule ndaxte mu ngi sàkku budget bi nga xamante ni daal di nañ koy tëral ngir xeex feebaru coronavirus googule lii di presse bi ñu daal di koy jox wàllam ñu war koo bàyyi xel ci réorientation budgétaire bi ñu daal di dëgmal bu ñu sukkandikoo ci Souleymane Niang di directeur de l'information bu groupe Futur Média weneen pa jafe-jafe di gàllankoor seetantal beex segg gi jëm ci wàllum xibaar yi ñeel feebaru coronavirus googule moo di distance bi ñu daal di nemmeeku ci diggante service de santé yeex taskatu xibaar yi patron de presse yi dem bay ñaawlu yenn ci ay détails yi nga xamante ni ñeel na wàllum information te ñu koy faral di nëbb te li ni mel deful lu du gàllankoor liggéeyu pa taskatu xibaar yi jëm ci wàllum traitement information bi le ci ku nekk toog seen kër ci lañ daal di jëm foog ñu daal di anticiper lu jëm ci wàllum communication di kàdduy Mamadou Ibra Kane bu E-Media Ibrahima Lissa Faye moom di sàkku ñu daal di gën a taxaw jëm ci lëkkaloo gi ngir traitement information bu mucc ayib. bu mucc ayib xanaa rek Pape Abdoulaye ñu dem ba ministère de la santé kii di Abdoulaye Diouf Sarr moo ngi àddu ñu teewlu ko. Actuellement en hospitalisation. À ce jour, 38 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 5 guéris et 33 encore sous traitement. La prise en charge des patients hospitalisés à Dakar et à Touba se déroule bien. Leur état de santé évolue favorablement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale invite encore les populations
au respect des mesures de prévention. ñu jox leen communiqué bi xamante ne tey mooy joxe situation bu bés bi tey alxames fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars 2020 Institut Pasteur Dakar jox na ministère de la santé situation wu test yi mu def tey ci ñaar fukki test ak ñaar yi ñu def ñaar ñoo ci ñëw positif bon dëgg ñaar ñoo ci amee feebar bi muy ñaari cas importé mooy cas yoo xamante ne dafa jóge bitim réew ñëw ñu wax tëm ne ñetti patient yu ñu hospitalisé woon man nañ am résultat tey ne wér nañ tey muy xale bi amoon ñaari at te le 14 ñu ne woon dafa positif ak suñu mbokk bi xamante ne contrôlé woon nañ ko le 3 mars fële ci Géejawaay ñu ne woon c'est un monsieur de 80 ans moom ak soxnam yépp ñoom lañ hospitalisé woon ñoom ñaar ñëpp wér nañ ces 3 patients mooy ñetti patients yooyu xamante ne wér nañ fekk ay waxtu danañu organiser ñu génne leen jox nañ instruction direction générale action sociale pour que xale bi am ñaari at mu toppatoo ko ba yaayam génn parce que yaayam dafa positif te ñu ngi koy faj actuellement ministère de la santé action sociale mu ngi wax ne patients yi xamante ne ñu ngi leen hospitalisé yépp muy fanweer ak ñett parce que cas yi yu déclaré Sénégal fanweer ak juróom-ñett la am juróom yu ci wër bon fanweer ak ñett ñoo des hospitalisation ñooñu nag ñu ngi leen toppatoo bu baax seen état de santé mu ngi évoluer ñuy demander population yépp ñu respecter te xamante ne ay digal la jógee ci ministère de la santé et de l'action sociale ñu ngi leen di remercier bu baax. ngeen jox kàddu. jërëjëf kooku di Abdoulaye Diouf Sarr moo doon àddu noonu ci li nga xamante ne moom mooy situation bés bi bokk na ci itam lu ñu wax ne ñaar fukki test ak ñaar yi nga xamante ne daal dinañ ko def ñaar yi ñoom ñoo ci am te yooyu yëpp ñoo ngi bàyyeekoo fa nga xamante ne moom mooy ca biti réew ñu daal di ko amal gis nañ ne itam am na juróom yi nga xamante ne daal dina wër kon ñu daal di teewlu kii di dellu ba foofu Matar Ba jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu tàggat yaram. ñu teewlu. Je lance cet appel à l'ensemble du monde sportif et plus particulièrement du mouvement associatif, surtout le navétane, qui est représenté partout dans les villages, dans les quartiers, d'engager cette lutte contre le Covid-19 et d'aller dans les maisons, dans les villages pour porter la bonne parole. Les pratiques qui nous ont été indiquées par les autorités sanitaires pour que la population puisse pratiquer ces bonnes mesures et qui vont accompagner les autorités sanitaires à prendre le dessus sur cette pandémie. Le monde sportif a le patriotisme qu'il faut, mais je voudrais que les responsables du mouvement associatif aillent au niveau de leur localité. Il y a des comités autour des préfets, des sous-préfets, pour que les autorités sanitaires au niveau local puissent être accompagnées efficacement pour la sensibilisation. Et je suis sûr que si cette sensibilisation est pratiquée, on fera face à cette pandémie. kon mbokk yi maa ngi leen di nuyu di engager le mouvement sportif, le mouvement navétane, pour que fépp fu ñu nekk ñëpp xam nañ ne sport fépp la am ci village yi ak quartier yi ñu dem ci weti autorité sanitaire yi ànd ak ñoom nangoo sensibiliser te xam ne bu ñu sensibiliser doomu aadama yi ñu doxee li autorité sanitaire yi wax dina doon lu am solo ci xeex bi nga xamante ne moom la ñuy xeex li nga xamante ne mooy jàngoro bi
maa ngi leen di engagé ñoom ñëpp ci xeex boobu ñu jàppale leen ñu bañati ko def sax xeexu wax ci rajo nii rek wala ci télé waaye ñu def ko xeexu quartier xeexu village waxtaan ak nit ñi ñu moytu li nga xamante mooy dajaloo yi te lépp loo xamante ne waa Kër Docteur wax nañu ko ci jëm ci cet gi ñu doxe ko loolu dina am solo ci xeex bi nga xamante ne moom la Sénégal di xeex contre épidémie bi jërëjëf. ñu daal di ko jaajëfal jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub tàggat yaram ci mim réew di sàkku it mboole seen association yi ak ñu yëngu ci wàllub tàggat yaram ñu daal di wàcc bunt gu nekk taxaw fa yéen nit ñi ci li nga xamante ne moom mooy loraange feebar bile ak it li ñu mën a taxawee lépp lu jëm ci wàllub cet ci mim réew bu ko defee ñu daal di boole maasa taxañ ko génne ko ci mim réew. noone dam na jeexital gu am solo foofee ca Ziguinchor ndaxte gis nañ ne lu jëm ci wàllu gel bi doon na loo xamante ne daal dina fa manqué ñeneen itam di ci dugal ak njuuj njaaj ngir rek daal di ko jaay ci fànn boobule Ignace Ndeye. association consommateur yi nekk fii ci diwaanu Ziguinchor ñu ngi artu ci jafe-jafe yi nga xamante ni askan bi su moytul dinañ ko am ci ay faux gel antiseptique yi nga xamante ni moom la ñuy wër di jaay fii ci diwaanu Ziguinchor ginnaaw jafe-jafe yi pour gis gel antiseptique yi ni mel ci pharmacie yi ku nekk ngi jaay di wër ak sa gel jàpp ni boobu moo mën a raxas loxo yi di gel yi nga xamante nag suñu moytul dina indi ay gàllankoor yu tar ba tax ne coordonnateur Union nationale des consommateurs du Sénégal section Ziguinchor Arthur Diagne di artu. defuñu ci composition defuñu ci date de péremption te produit boo gis war na am date ban lay jeex kenn xamul kañ lay jeex kenn xamul kañ la commencé bii ABO moo ko defar maa ngi doog a dégg bii marque kenn xamul fan la jóge kenn xamul kan moo ko defar moo harmonia nga ñëw kii rosa la kenn xamul naka lañ ko defaree kenn xamul kañ lay jeex bii moom mooy ultra clean moom gisagutuñ ko sax ci marché bu koy gis pharmacie amul fenn fu mu leen dafa jeex tàkk bii rek moo ci am composition mu am date de ban lay jeex ak date la commencé te gel yi comme alcool lañ koy defaree war na am date ndax alcool yi sax day am date bu muy jeex mais ñii nii yëpp dañ am ci loo xam ne date bi jeex la te ñi ngi koy utiliser ñoom ñoo am ci marché bi nag lan moo am moom mooy pharmacie nationale d'approvisionnement moo war wut ay gel yu baax indil ñu ko defal ñu ko ci pharmacie yi ba pare fixer prix yi parce que temps normal. li leen ci jaaxal kay mooy yenn service du commerce yi ñu ngi tëj seen gët ci li ni mel amul dara li nga xamante ni wax nañ ko ci ginnaaw ñi nga xamante ni ñu ngi wër seen ay gel di jaay te kenn xamul gel yi nan lañ ko defaree ak ban anam la daal di nekkee ñuy ñaax nag ñii di kilifa yi ñu daal di alimenter pharmacie yi ci wàllu gel produit antiseptique yi ni mel ngir askan bi mun ko jëfandikoo askan bi ñu jàpp ni ñu ngi yaakaar ni ñu ngi raxas seen loxo ak gel yi ni mel waaye nag dañuy gën a exposé ak doomu jàngoro bi di Covid-19 Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace Ndeye ci jamono si jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu koom ak tëralin doxalin lëkkaloo ci réew mi Amadou Hott moom itam moo ngi janoog taskatu xibaar yi ngir rek daal di addu ci mesures yi nga xamante ni njiitu réew mi daal dina ko jël rawatina ci gouvernement bu Sénégal ngir rek daal di jàppale këru liggéeyukaay yi rawatina ña nga xamante ne nag lii di Covid-19 bi daal dina leen laal bu baax a baax dinañ ci dellu si suñu yeneen jotaayu xibaar. Covid-19 foofee ca fi nga xamante ne itam mooy Ziguinchor la ñuy des. tourisme bi doon na loo xamante ne daal dina gàllankoor ci fànn boobule de la nga xamante ne itam mooy touriste yu ñu jëlee foofee daal di leen delloo ci seen réew gis na ne nag am na njeexital bu am solo rawatina ñu yëngu ci fànn boobule.